ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. asalaamaaleykum téléspectateur Diaspora Vision ñoo ngi am mbégte encore une fois di leen présenter seen émission émigré ak politique balaa ñuy dugg nag ci waxtaan bi dañuy ànd ak ñëpp comme ni ko sénégalais yëpp defee di jaale Sénégal yëpp génn àdduna Sidi Lamine Niass muy koo xam ne kii kenn dootu ko présenté ci liggéey bi mu def premièrement ci askan bi beneen liggéey bi mu def aussi ci wàllu communication ñu ko koy ñëpp di ko nangul ñoo ngi koy jaale ñëpp di ko xare di ñaan yàlla mu xare ko aljanna. tey nag émigré ak politique mbokk yi day dalal ñaari nit ki ci sama ndeyjoor Arona Diouf ki ci sama càmmooy Babacar Kébé ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ci mouvement Askaw di mouvement de soutien boo xam ne bii ak Karim Wade la ak ñoom dinañ waxtaanee seen mouvement bi dinañ waxtaanee aussi ñëw bi nga xam ne Karim Wade mi ngi koy waaj a ñëw ak yeneen poñ yoo xam ne dinañ ko waxtaanee ci politique sans plus tarder damay jox Arona Diouf mu nuyoo balaa ñuy dugg ci waxtaan bi Arona na nga def. waaw salaamaaleykum Malick ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi di nuyu Augustin ak Sophie di nuyu sénégalais ak sénégalaises yi nga xam ni ñoom ñooy seetaan télé bi donc di sigil ndigaale Sidi Lamine Niass bi nga xam ni il était un très grand combattant. donc ñu gën ko xam ci média donc mu yoroon rajo télévision donc di xeex pour askan bi nga xam ne amuñu doole dañoo néew doole bëgg a wax te mënuñu wax donc ñu xam ni am nañu une très grande perte donc Sidi Lamine Niass bi fi jógee di ko jaale njabootam di ñaan yàlla mu xare ko aljana yi gën a kawe ci aljana yi ak mbooloo mi jullit yam fa fekk yàlla musal ko ci lëndamaayu bàmmeel defal ko mbooloo mi jullit ya fa nekk ci darajay sangu-sang yi Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam njaboot bi mu fi bàyyi aussi ñi ñaan yàlla taxawu leen te taxawu képp kuy sénégalais ak képp kuy jullit ci kaw suuf Sénégal bisimilah. amiin yaa rabbi amiin Arona Babacar na nga def. waaw maa ngi lay nuyu Malick di nuyu Augustin di nuyu Sophie di am mbégte bu baax dal ak yéen ci seen plateau bi di immigré ak politique ci Diaspora Vision. di ñëw rek di nuyu sénégalais yëpp yi dund fii ci Brescia ak li wër Italie yëpp di ñëw rek di jaale sénégalais yëpp ci ki nga xam ni moom lañ ñàkk muy Sidi Lamine Niass nekkoon koo xam ne nii man damay wax défenseur de l'islam la woon nekkoon koo xam ne ni kenn du laal l'islam kenn du laal itam àqu doomu aadama ci wareefam ak yelleefam mu nekkoon nit koo xam ni loolu rek si la daa dox guddi ak bëccëg di ci xeex yàlla nag dogal tey def la gën ndax yàlla buy joxe du tàggoo buy jëli du tàggoo suñu borom jëlee ko fi di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare àjjana te àjjana di dëkkuwaayam lépp loo xam ne mébétoon la ko pour Sénégal jëm ci kanam yàlla ñi fi bàyyi yàlla na leen yàlla jàppale taxawu leen ba nga xam ni fi ñu bëgg a yegg dañ fa yegg njaboot gu mu fi bàyyi itam yàlla na leen yàlla sàmm aar leen musal leen mosal leen làq leen fa yàq yeggoor ci darajaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam man la Babacar Kébé coordinateur Askaw Italie. waaw sëñ Babacar dugg bi rafet na yàgg Arona ñoo ngi leen di gërëm ci di ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ngeen ñaanal suñu kilifa di Sidi Lamine Niass laaj bu njëkk bi pour ñu dugg ci waxtaan bi mooy Askaw yéen da ngeen a toog créer seen Askaw lan moo tax ngeen créer ko ak fan la nekk. waaw Malick jërëjëf laaj boobu moom defe naa ni yàgg nañ see tontu te dinañ ci sawar a tontu donc si sa émission bi ndaxte Askaw boo ko déggee déjà tur bi dafa wuyoo borom donc Askaw la ñu wax action de solidarité et de soutien à Karim Wade donc kon wax ji wuyoo na borom donc Askaw moom mi ngi nekk benn mouvement boo xam ni politique moo ko tax a jóg te mi ngi juddu dëkk bi ñuy wax France le 13 juillet 2013. donc présidente bi aussi ki nga xam ni moom moo ko créé moo ko sos ñu ngi koy wax madame Hélène de la Chopin mu nekk France di fa vivre di nit koo xam ni moom tamit képp kuy xeex ci wàllu ak yelleefu doomu aadama la donc Askaw daal pour commencer mi ngi noonu voilà. Babacar yow laaj bi ma leen di boole sax mooy lan moo tax yéen au lieu ngeen affilié wu ngeen dugg directement ci PDS liggéey rek ngeen ne da ngeen a war a créer seen mouvement pour liggéey parallèlement
lan moo leen pousse pour ngeen def loolu. waaw jërëjëf Malick ci question bu am solo boobu. ASCAW boo ko déggee comme ni ko mon frère waxee Arona Diouf daanaka jaruñu ci jëlu mooy action de solidarité et de soutien ak Karim Wade. mu nekk mouvement boo xam ne aussi itam ñi fi dajaloo ay jeunes la yoo xam ne mosuñu def politique. mosuñu xam itam lan mooy politique. bi nga xamee ni jàpp nañ Karim Wade mu nekk ay ndaw ñoo xam ne dañoo jóg pour rek sauver suñu réew seen réew. bi ñu gisee ni lii injustice la ñi taxaw ñoom ñëpp ñëw adhéré wu ci biir mouvement ASCAW pour taxaw pour xeex injustice ci li nga xam ne moo xew Sénégal loolu moo tax ASCAW jóg PDS d'accord daanaka boo ko xoolee mënoo koo séparer parce que déjà ñi nekk ci biir ASCAW ñi ngi ci biir PDS ñi nekk ci PDS ñi ngi ci biir ASCAW te li ko waral lépp rek mooy xeex injustice ba nga xam ni suñu réew mi kenn képp ku fa nekk dañ lay jox sa àq ak sa yelleef bañ a teg loo xam ne mooy dictateur loolu moo tax a jóg ASCAW. waaw Arona yow loolu loo ci yow. waaw Malick séparation moom mënul am. ci diggante parti démocratique sénégalaise ak mouvement bi nga xam ni moo juddu. en 2013 en 2013 waaw le 13 juillet 2013 séparation mënul am ci diggante parti démocratique sénégalaise ak ASCAW. donc comme ni ma la ko waxee sànq rek ASCAW dafa nekk moment boo xam ni bi muy juddu li ñu yëgoon sunu biir yaram ak sunu biir xel comme dañ doon yëngatu ci politique jamono yooyu li ñu gisoon mooy que ni 2012 Macky Sall jël na pouvoir bi ak ni ko Ablaye Wade ñaanalee jox ko lenge yi donc bi ñu demee ba 2012 ñu commencé ne dañuy def traque des biens mal acquis si la ñu xam ni Macky Sall mi narul jàmm maanaam narul doxal li nga xam ni mooy dëgg donc li taxoon jóg ASCAW ci loolu mooy le respect et les droits élémentaires des libertés individuelles et collectives du peuple sénégalais donc ci kaw loolu ak bañ a instrumentaliser aussi li nga xam ni moom mooy justice sénégalaise donc bi ñu waxee CREI ñëpp àndoon nañ ci même waa PDS mais injustice bi ñu gisoon ni moom la le gouvernement naroon def ci suuf moo tax gars yi jóg di wax ni injustice bi ànduñu si donc si la ñu jóg juddal créer loolu ASCAW donc pour xeex loolu yëpp donc mënuñu xeex loolu yëpp ànd ci ak parti démocratique sénégalaise ba pare am ñoo xam ni dañuy am jiixi jaaxa di wax ni PDS ak ASCAW ñaari instrument la yoo xam ni bokkuñu yoon ñoo bokk yoon. waaw kon ñoo bokk yoon mais Arona Karim Wade kañ lay ñëw. waaw laaj nga aussi question boo xam ni question bu am solo la Malick. wax dëgg yàlla ñun karimis yi astaghfirullah waaw ñun karimis yi maanaam particulièrement ñun waa ASCAW nga xam ni sunu présidente sunu responsable ñu ngi koy nuyu maa ngi koy nuyu au passage madame Hélène de la Chopin donc mi ngi France xam naa dina jot ci émission bi ñu ngi koy nuyu di am mbégte aussi teewal fii ci Brescia ASCAW mi ngi dégganteeg Karim Wade te ci envers elle ñun ñi ngi xam ni ñi ngi ñuy jox ay messages yoo xam ne ñi ngi xam ni Karim Wade mi ngi wax ak waa ASCAW te ñi ngi ci yoon boo xam ni préparation boo xam ni xëy na mënuñu révéler lépp loo xam ni mbóot la ci biir mais fii léegi peu de temps di nga gis ni Karim Wade kañ la ñëw la date exacte nag mënuñu la ko jox donc loolu mooy. da ngeen di bañ a wax date rek parce que wax ngeen ay date yu bëri. non non du ñun. yéen waa PDS yéen seen parti wala seen mbootaay bi chaque fois ngeen ne tey lay ñëw suba lay ñëw ginnaaw suba lay ñëw léegi nee ngeen valise yi ñëw na xanaa boobu dina yegg si. waaw d'accord Malick ci question boobu. xam nga waxi mbedd. daanaka jarul déglu. parce que ñun dañoo nekk parti boo xam ni aussi tamit parti PDS. suñu candidat di Karim Wade mu nekk parti boo xam ne parti bu organisé wu la. léppam tegu ci yoon. retour Karim Wade bu fekkee ne dañ ko war a annoncé. parti bi moom mooy taxaw annoncé ko mais li may bañ que ñuy déglu ci mbedd mi chaque jour ngay dégg nit ñi naan la. parti bi annoncé woon na ko de Babacar Gaye taxawoon na fi joxe dat boobu wax naa léegi mu am at. xam nga waxu nit ki dong waxam. ak wax bi nga xam ne parti bi moo ko tënk pour mu wax ko du benn. xam nga tey mun naa génn tey man fenn ñu laaj ma. ma wax personnel Babacar Kébé si sama wax mais li nga xam ne moom la ma parti bi waxloo ak li may wax man na bañ a doon benn. kon loolu daanaka ñun mënuñ jàpp loolu parce que parti bi dafa nekk parti boo xam ne dafa structuré lépp lu ñuy doxal lu nekk dañ koy teg ci àq ak yelleef bi nga xam ne moom la parti bi ak règlement intérieur yi nga xam ne moom la parti bi tënk kon suñu candidat bu waree ñëw ñun ñoo koy génn suñu bopp annoncé ko du kenn ñooñu koy waxal koo xam ne da ngay dégg rek nit mbedd yi nit naan la Karim kañ lay ñëw li ma la mën a wax ci retour de Karim Wade mooy Karim dana ñëw te dana bokk ci candidat yi par la force. dina ñëw ci candidature Karim Wade mais Arona Karim est-ce que jarati na muy ñëw sax parce que léegi terrain bi ormay gars yi occupé nañ koy gars yi ngi liggéey
dama lay jox benn exemple rek Sonko raafale na li fa desoon yëpp même Karim si yu bari léegi ñu ngi ci ginnaawam est-ce que du toog far benn yoon fa mu nekk. Malick waxu politicien nga may wax fa mu nekk nii. que ni Idrissa Seck tey am na lii bu subaa ñu ne la Sonko am na la lee donc yéen waa PDS kenn déggu leen ainsi de suite. donc boo xoolee terrain politique bi. parti opposant bi nga xam ni mooy fi ëpp doole. donc doo ma wax Ousmane Sonko la da nga naan le PDS le parti démocratique sénégalais la. du ma la wax waaw du ma la ko wax. waaw man maa la koy wax. le parti au pouvoir. du benn parti moo fa nekk. coalition moo nekk au parti au pouvoir. kon ñooñu mën nañ leen bañ a tuddee parti au pouvoir. maanaam voilà coalition au pouvoir moo fa nekk. donc loolu mbootaay la. moo waral mbumbaay bi ñuy dégg Sénégal donc lii seen problème ak li nga xam ni moo leen fitnaal moo leen tiital jamono yi ñu toll nii. mooy li ma la wax ci commencement bi depuis 2012 lii mouvement bi di xeex askaaw mooy injustice et les droits élémentaires yi nga xam ni ak manipulation justice bi nga xam ni mbootaay bi fi nekk muy coalition bi nga xam ne ñoo jiite réew mi mbumbaay bi ñu fi nekkee donc ñun bu dee loolu lañ doon xeex démb ba tey ñu xam ni ñi ngi xeex nañu 2012 ba def 6 ans bay dugg ci ba mu des 3 mois ñu war a dem élection donc bu ñu la nee Karim Wade dina ñëw dina bokk parce que Ousmane Sonko mi ngi taxaw lan nga ci xalaat ay reetaan la ñuy def ñun déjà waxuma ñun parti bi rek mais ñun mouvement bi reetaan la ñuy def parce que ñun li ñu xam ñoom bu ñu ko xamoon. dama ne ñun laa li ñu xam. ñoom suñ ko xamoon. kon dinañu waajalaat seen bopp Karim Wade mi ngi ñëw te bu egsee si la ñuy xam ni lépp dëgg la. dina wóor. incha allah. waaw comme li moo faral daanelee rek laa lay wax. di la wax ni ñun. dëgg-dëgg neexu ba neex benn parti bu nekk biir Sénégal bu ñuy yëngal gisuma ko. ci parti bi nga xam ne si la ñu tënku di PDS. seen parti bi jeex na de. non d'accord. seen parti bi kenn nekkatu fa. xam nga fi ñu toll parti bi dafa toll ci raxas. xam nga lu tax muy raxas. dafa amoon ñoo xam ne dañoo nekkoon ci parti bi da gëmuñu parti bi dañ doon dundee parti bi. mais pour l'instant yi dafa nekk ay jeunes yoo xam ne jeunes dynamique lañ taxaw pour liggéey pour Sénégal. loolu nag tey balaa mën a am il faut ñu raxas parti bi. parce que tey bu fekkee ne yow tey bu neexee nga toog bu naqaree nga dem kon yow gëmoo ci li nga nekk ku gëm Sénégal gëm li nga xam ni moom lañ fi réalisé ba Abdoulaye Wade toogee ci année bi mu fi toog ba léegi kon yaakaar naa waroo mën a bàyyi dem ci parti boo xam ni ay parti la boo xam dañoo wër benn gâteau rek kenn ku nekk yor sa paaka di séddoo te ku gëm réew mi ku nekk war a doxalee noonu kon ñi nga xam ne ñoo dem transhumé gëmuñu réew mi seen bopp lañ gëm ak seen famille kon ñun fi ñu nekkoon ba léegi ñun dara mu ñu chance ñu ngi ci parti bi di ci liggéey te li si des mooy Sonko jëlee naa parti bi de mais mouvement de soutien yi rek askaaw rek bu génnoon fii rek nga yéemu ci yàlla kon Sonko mi nga parce que politique nag da ngay yëngatu de. non xam nga dafa jotagul leen lu nekk ak moment bi nga xam ne fa la war a ñëwee parce que ñun fañ toll nii ñi ngi nekk ci ay liggéey si suuf yoo xam ne nag duñu wax suñu stratégie si fi ñëpp di ko dégg mais ñi ngi liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def te bu joree rek yakkal ko askan wi dañ génn yakkal leen ko wan leen li ñu doon liggéey mi ngi nii dama lay may benn tey jii ñi ngi lancé suñu benn site internet boo xam ni ñu ngi koy lancé fële si Dakar ci benn hôtel bu nekk Dakar hôtel de Beach xaw ma Palm Beach voilà merci beaucoup fa lañ koy lancé pour site boo xam ni képp koo xam ne yaa ngi bokk ci réew mi rek yaakaar ni réew mi tey mën nga ko indil dara moom nga bind ci site boobu lancé ko fa suñu candidature ak suñu parti daañ ci jot xool li nga wax yow ba xam luy jëmale Sénégal ak kanam la kon ñun liggéey bi ma la wax ne ñi ngi liggéey ci suuf ñi ngi liggéey ci suuf te insha allah bu jëree yàq dañ ko yàq ñun nag dara tiitaluñu ci ay transhumants yi nga xam ne mooy loola Arona mais est-ce que Karim Wade candidature Karim Wade dina valable vraiment est-ce que jàpp ngeen ne Karim Wade mën na nekk candidat ah bien sûr que Malick mën na nekk candidat yow koo xam ni biñ la téye en prison di lambaatu di seet di xool ndax li ñu lay tuumaal dinañ ci gis dara te boobu ba léegi gisuñu ci dara donc su fekkente ni jamono boobu lañu ne lañu def congrès investir Karim Wade mu nekk le candidat du parti démocratique sénégalais donc ci kaw loolu yëpp nga gis ni investir nañu ko nga profité génnee ko parce que kon xam nga ni parti bi am na candidat boo demee bay choisir aussi ne parti bii nii diw du nekk seen candidat donc c'est parce que da nga jàpp ni kii bu nekkee candidat moo lay sonal donc kon dara teggeegul ci kaw Karim Wade mooy candidat wu parti bi parce que boo xoolee au niveau international lépp loo xam ni Abdoulaye Wade war na ko dox wala le parti war nañu ko dox envers les Nations Unies la CEDEAO et autres donc fépp fu ñu mën a condamner Karim Wade dans les banques dans les institutions internationales donc Karim Wade
gisuñu fenn foo xam ni am na 1 franc boo xam ni Karim Wade yor na fa luñ ko doon tuumaale. Mimi Touré wax na fi du matin au soir. Amath Dansokho wax na fi ay 4000 milliards dem ci 2000 milliards donc accuser un candidat boo xam ni yow gisuñu ci moom dara donc gisuñu lan moo tax yow nga war ko mën a éliminer comme candidat donc la candidature de Karim Wade. dem nañu inscrire ji donc joxe nañ suñu caution comme ni ko ñëpp joxe bien sûr que ni Karim Wade mooy suñu candidat te dina nekk te dinañ ko élire yóbbu ko biir palais ci kàttanu yàlla. ah bu leen neexee ngeen rêve de Babacar. waaw comme li la Arona wax rek ñun benn gëm-gëm lañ am. te ci la ñuy taxaw. mooy Karim Wade mu neex mu naqari Macky Sall day bokk. day bokk ñun dara mënuñu taxa arrière gannaaw. ñun liñ gëm ko mooy dëkk bi droit moo fi am loi moo fi war a am Karim Wade mënut a nekk doomu sénégalais dem bindu ji yor récépissé am yor carte d'identité sénégalais comme ñëpp yor carte électeur am nga ne ko kii par la force du bokk ci élection yi loolu bu ko bëggee pour lan pour éliminer ko loolu ñun duñ ko seetaan te képp kuy doomu sénégalais ku nekk warta nangu loolu ndax buñ nangoo lii jàll keneen ku ñëwit mun nañ ko koo teg te loolu warta demee noonu dama ne dëkk dafa war a am yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay Macky Sall loolu moo ko war mais munoo damay dem ci làmb ji damay xool ñi ma war a bëreel ma tànn leen ànd ak ñoom dem bëre ji ñi nga xam ne ay candidat potentiel la ma jël leen teg leen fële ndax bu ñu demee maag moom mën nañu daane loolu mun ta nekk ñun joxe nañ suñ caution démb dégg ngeen ko yëpp ci média yi kon ñun ñu ngi ci préparation pour ànd ak moom face ak moom li mën a nekk nag ñun stabilité réew mi lañ soxla te stabilité réew mi Macky Sall ci loxoom la nekk lim ñu koy mën a joxe mooy mu bàyyi suñu candidat ñi dem yéen mënu leen dara ba fii ngeen fi nekkoon kenn du ko jugé kenn du ko tëj def nañ ko lépp ngeen ko ne di wax rek di tëkku buñ ko tëjee tamit buñ invalider candidature bi tamit fi ngeen di nekk di màttuwaat ba affaire bi jeex. waaw Malick loolu c'est autre chose Malick xam nga li tax mu nekk autre chose. bu ñu nee dinañu jàpp Karim Wade. te justice woo ko créé woo ko. donc li ñuy mën a def mooy que ni kenn du dem fenn maanaam xam nga du nit woo la ñu ne la du dem. diggante 2012 2013 man Sénégal la ma fekk. xam nga ni Médina Allée Centenaire ak Colobane soriwul. donc dama doon génn sama kër dama koy dox donc maa ngi fa woon du matin au soir ba jour bi nga xam ni Karim Wade. mënoon ngaa vacances nga topp loo xam waaw mais bu fekkente ni parti bi yow moo la ñor. te leader bi aussi. sa leader la Karim Wade dernier vendredi boobu ñoo ko julleendoo ci juma bi nekk Centenaire Angle Goumba bi. donc pour te dire que ni. lépp préparation la woon. donc comme état moom day préparer. duñu ko woo ñu woo ko duñu ko tëj ñu tëj ko ku ñu tëj te état tëj la ci par force. kon bu leen waxati duñ ko def nangam. non soo dégloo rek léegi mu leer. donc état bu àttee ñu toog seetaan mooy ñu def li nga xam ni moom la le maître wax le président Abdoulaye Wade toog leen seetaan bu leen jalgati bu leen déranger ñu àtte ko xool dañuy seet ba suba duñu gis dara donc kon ci ndigalu Abdoulaye Wade boobu lañ doon wéyee te toog nañu seetaan xool nañu bi ñu xoolee ba xool l'état sénégalais amul lenn lu mu génnee loo xam ni lii mooy tuumaal bi ñu tegoon Karim Wade ñu génnee ko gisuñu dara mais tuumaal nee nañ la di nga ñu fay nangam donc loolu moo fi nekk mais bii nii la finale mooy que ni candidature yu Karim Wade la ñu wax moom ngeen wax candidature bi dafa valable ni la ko sama naataango waxee Babacar Kébé mooy que ni candidature bi Malick gis nga final bi di nga gis loo mosul gis si mouvement yi. gis dara xam nga lu ñu gis ngeen nekkaat final non dëkk bi amul démocratie du ngeen def dara. Malick parce que yéen seen bopp xam ngeen ne boo leen génnee kenn topp leen matu leen 30 personnes léegi ci mbedd bi. waaw loolu yow sa yaakaar la yow mi yore sa micro toog di wax mais dama lay wax lu leer. lii fi nekk wax man askaaw rek laa lay wax de waxuma la parti bi li fi nekk ci organisation ci groupe WhatsApp li ñuy waxtaane suñ la ko yekkaloon fii février bu jotee mun naa la wax barki yàlla Macky Sall bu dawul bàyyi réew mi dina am problème ndax dinañ ko gagné ci ay résultats yoo xam ni moom en personne moom dina rus. dina jot Babacar. waaw xam nga Malick da nga laaj benn question boo xam ne question bu am solo la. nga laaj ni dañuy waxoon ne duñ ko fi tëj ñi tëj ko fii du ngeen ko jàpp ñi jàpp ko tëj ko. xam nga Malick dëkk boo fa nekkee. da ngay am confiance sa justice. Sénégalais yu bari li leen dal mooy dañoo amoon yaakaar ka ni. justice bi si nekk ci réew mi kenn du ko salfaañe. kenn du ci def naka su du noonu. loolu lañ jàppoon te loolu lañ yaakaaroon du am. mais nag dañuy wax ni nguur. boo koy jox nit itam nga xool bu baax ki nga koy jox. parce que nguur dafa mel ni ki yàlla dafay am lu muy jël ci nguuram. dénk ko nit boo nga koy dénk da nga koy dénk bu baax nit koo xam ne nit ku mate da ci côté bépp te dee njaaxanaay ki ñuy dénk suñu réew nag juum nañ. ba dénk ko nga dégg ay mouvement réccu mouvement
ñoo ko falal ñoo koy folli loolu yëpp yéen a ngi ko fi dégg léegi nag dañoo toll ci final boo xam ni amatul tànki gannaaw tànki kanam la am loolu sénégalais yi dañ ci xam dara ñun li nga xam ni moom lañ wax te yoon may ñu ko mooy Karim Wade mënuñ ko jàpp tuumaal ko luñ ko tuumaal lépp Macky Sall bi mu jàppee Karim Wade ba léegi sénégalais yi damay wax ne Macky Sall dafa yëpp sénégalais yi li tax ma ne dafa yëpp sénégalais yi mënoo nekk nit ki nga tuumaal ko ay 600 nangami milliards ba pare yow boobu léegi mënoo indi benn justification boo xam ne wax sénégalais yi kii li ma jàppoon ci moom mi ngi nii amul lenn lu mu tegal taabal sénégalais yi dara kon jël suñu xaalis jël ay nit yebal la ñuy tupp adduna bi fu nekk ñu dugg passé suñu xaalis jël suñu xaalis di dëgg ay hôtel dëgg avion dem fu nekk ñu taxaw fa di noosee suñu xaalis te indiwul ñu lenn dërëm ci li nga xam ne moom la ñu waxoon ne moom la ñu jàppee Karim Wade kooku nag tey sénégalais yëpp gis nañ adduna bi itam toog di arbitre di xool dégg ngeen li Nations Unies wax dégg ngeen li Cour de Paris wax dégg ngeen yëpp li ñu wax ci li nga xam ne mooy condamnation Karim Wade justice bi li ñu ko àttee créé tegut fenn xañ nit ki àqaf ak yelleefam la loolu nag sénégalais yeewu nañ ci ñun xam nañ ko te loolu daañ ci dem jusqu'à bout ba xamal Macky Sall ni ko réew mi doonoo ko fenn moomoo ko sénégalais yi ñoo la voté loon jox la réew mi kon li nga fi mën a nekkee mooy ñi fi bokk ak yow ak réew mi kenn ku nekk nga jox ko sa àll ak sa àq ak yelleefam ñi dem élection que le meilleur gagne. waaw est-ce que le meilleur gagne waaw Arona est-ce que yéen préparé wu leen un plan B Madické Niang nekku leen di ko préparé pour un plan B moo gën a wóor ci yéen de. non Madické duñ ko préparé mu ñu ko préparé da nga naan Madické moom lan moo doon pexeem. bi muy dem di seeti Karim Wade Ablaye Wade nekk France muy seeti Karim Wade ci prison bi ak accords yi nga xam ni moom li nekkoon ci xelam ba moom moo ko xam ba moom bu dee moom moo signé accords yooyu ba ñu génnee Karim lan moo nekkoon ci xelam donc Madické mënul taxaw bi ñu demee cassation mu wax ci Karim Wade bi mu waxee ni ñun Karim mooy sunu candidat amuñu plan B mu dellu une semaine après ñëw taxaw di wax ni moom dafa bëgg a nekk plan B te waxu ko sax moom dafa ne moom dafay génn PDS defar parti boppam. mais est-ce que li mu wax noonu tamit du ful la parce que tamit àdduna lépp loo gis dafa am fu muy yem Madické Niang comme ni ma koy wax naa ko Mor Diakhoum po temps yii Madické Niang mun leen ko weddil ak loyautéem ci Ablaye Wade mun leen ko weddil xam-xamam ak maandu teem pour mën a yor parti bi ak réew mi sax donc moom gëdd bi mu am vraiment bu toppee ci Karim Wade nag topp ci ginnaaw ni dafa am fu muy yem taalibe sax day topp sëriñ bi ba am foo xam ne fii nag sëriñ bi da koy woo ne ko sëriñ bi kaa ma seexal la waxuma laa nag mbiru àdduna Madické Niang est-ce que li mu def du fulla aussi yéen ñi man yéen laa jàpp ne yéenay tardeel seen bopp Madické Niang ci fulla la nekk fulla boppam yéen ñi topp Karim ba Karim xamul fu mu jëm ngeen koo xam ne kii xamul fu mu jëm ngeen topp waaw xam nga Malick Madické bu dee am na fulla it fulla boppam la am man respect bi ma am si Madické Niang sax mënuma la ko wax parce que li ma xam li ma fekkee boog si ay jaar-jaaram nekkoon na fi avocat Ablaye Wade te avant loolu li ma dégg sax man suma waajur bu jigéen mu may nettali parce que Saint-Louisienne la donc Hizbut Tarqiyyah bi tey ngay dégg nii aatu di ko étudiant Madické ba muy nekk étudiant ñoom ñooy ñi ko njëkk a formé donc kon parcours Madické bu ñuy toog fii di ko wax kon mën nañu wax parcours yi képp kuy mindeefu sénégalais parce que sénégalais bu nekk defe naa am nga parcours donc topp si ginnaaw Ablaye Wade aussi nekk avocat Ablaye Wade bi muy am ay jafe-jafe donc Ablaye Wade amul woon benn avocat Madické loyautéem ci biir parti bi ñëpp mën nañ ko seedeel mais génn ci biir parti bi parti démocratique sénégalais fi ñu ko ni Ablaye Wade mi ngi dund képp ku ci génn ne da ngay créer sa mouvement bopp wala sa parti bopp bu àndul ak parti bi mu ne traître rek lañu mën a jàppee donc du ma wax nag ni Madické traître la mais comme wéyal na demal na boppam comme demal na boppam donc dañ koy bàyyi mu dem ak boppam ndax parcours am ak jëf yu rafet yi nga xam ni moom jëf na ko mais parti bi comme génn na ci bokkatul ci parti bi ñun am nañu candidat donc suñu candidat ni ñu ko gëmee woon démb gëm ko tey donc am nañu yaakaar ni d'ici 3 mois donc dinañ ko yóbbu palais si kàttanu yàlla. waaw vous pouvez rêver parce que là nee nañ le rêve est là. non les choses les mieux partagées. waaw àdduna moom le rêve est permis. waaw donc nit moom boo amee fulla am fayda mu ne gëm nga sa bopp donc xam nga ni yow li nga bëgg war nga si mën a xar sa tànk tubéy Karim la ñu bëgg donc ci moom la ñuy wax. Babacar jox leen Madické léegi mu dem. Malick si question boobu noonu. li nga xam ni moo am. ba des man dama gëm ni nit ku nekk. war nga am dignité sa bopp. te gëm itam li ngay doxal. Madické Niang du nekkul nit koo xam ne rek ku taxaw noonu la kase parce que Madické nekk na koo xam ni seq na ak Ablaye Wade loo xam ni ci àdduna kenn mënu koo dindi. ci doxalin sa relation moom ak ñoom ñaar mais man dama gëm benn gëm-gëm boo xam ne su ma nekkee si dara te lii ma gëm ko dama ciy def ba mu jeex mënuñu wax ni Karim Wade mooy candidat PDS
Madické Niang aussi nekk avocat wu Karim Wade dossier Karim Wade yëpp Madické xam li si nekk ba pare itam ñi dem fal ko votel ko ñëpp toog parti bi yëpp toog ñu votel ko ni mooy seen candidat congrès mu gagné ñi jiital ko man loolu du ma dem ba ci biir ay nit dajaloo bëgg maa woon ni ma parti bi dañoo war a am plan B wala dañoo pare ma bëgg a ànd ak ñoom ci loolu non loolu mën nañ ko def nit koo xam nitu kase la mais nit koo xam dafa jàng ba xam lan mooy état xam lan mooy droit xam lépp non parce que loolu du man damay jàppee non demeewul xam-xam loolu demeewul xam-xam xam nga Sénégal dama yàlla baal ñun dañoo bëri ay nit yoo xam dañuy def ay lobby suñu biir loolu nag dañuy tardeel xam nga man su ma gëmee dara damay gëm ci li ma nekk ma sax si continuer si mais Madické Niang li mu def nii li Abdoulaye Wade wax rek buñ ko wax dara parce que man du ma taxaw di xas Madické parce que relation ak Abdoulaye Wade xam naa ko mais li mu def ci loolu laay wax. Madické kay comme ci xasul ci yéen waru leen ko xas. non li mu def waru koo def. ndax parti bi bu fekkee da nga say bokk yow lépp décision boo xam ne parti bi da koo jël da ngaa war a respecter décision parti bi décision parti bi mooy lan yéen a dem congrès ngeen votel ko mu gagné ngeen dem mu def ko muy candidat li nga xam ne mooy respect mooy nga respecté li nga xam ne lancé bi nga xam ne ci la parti bi teg tànkam. mais la politique aussi c'est l'art d'anticiper parce que moom day bañ li mu leen di bañal pourtant mën na leen dal ngeen dem ba mbir mi ne képp ne jonn du ngeen am candidat te loolu c'est loolu lu mooy lu gën a bon lu mooy lu gën a bon ci li nar a daal PDS. Malick xam nga Malick loolu li nga loolu ñaaw jort Pando rek am na fu mu baax. Pando mu ñëw ma yeggali may la. Malick xam nga Madické def na ko pare mais barki démb yéen yëpp yéen a ko déggandoor Madické génne na benn message boo xam ne moo ko lancé si Facebook ñëpp dégg ko si média yi nee na bu Karim Wade di ñëw Abdoulaye Wade dana génne lu mat 300 bis yoo xam ne dañ dem teertu ci ko. parce que gëm na ni moom aussi jàpp na si ba pare mais lii dem na ba ci biir mu xam ne lii mu def nii du noonu moom xam na ko non xam na ko il est conséquent non xam na ko il est constant non xam na li mu def moom du noonu te ñu li ngay wax ñun bu ñu demee ba fin ba ñu bañ a am plan B ñun gëmuñu loolu xamuñu luñ gëm te moom la ci leen jublu nii mooy Karim Wade mooy suñu candidat amuñ plan B amuñ plan Karim Wade mooy dem te dañ ko yóbbu te loolu gëm nañ ko parce que dëkk bi bu fekkee loi am na fi wax naa ko sànq si gannaaw mënu la nekk si dëkk bi lii droit yëpp may la sa àq ak yelleef kenn nit taxaw rek pour intérêt personnel ak intérêt boo xam ne ay lobby yu mu àndal pour séddoo Sénégal ñi taxaw ni kii du bokk si candidat loolu duñ ko nangu Sénégalais dañu war a yeewu xam ne loolu ñun waruñ ko nangu parce que Macky Sall li mu bëgg bu ko jëmee Sénégalais ñun ñëpp lay lor te loolu waruñ ko nang Sénégal dañoo war a taxaw wax te dëkk bu tàkkee am na ay responsabilités yoo xam ne ay nit ñi ngi toog seen kër yi di seetaan te li nga xam ne mooy dëgg Macky Sall jàkkaarloo moom wax ko ni ko bàyyil ñi nga xam ne dañoo war a dem élection ak yow ñu dem loolu mooy dëgg te loolu mooy yoon dëkk bi dafa am droit Karim Wade aqaba yelleefa moo ko may pour mu dem poser candidature nañ ko bàyyi mu dem def candidature leen nag daal xamal nit itam parce que li tax li am mooy munoo jël avance nit ki ba pare ne ko dama bëri yow di jël nañ suñu avance dem nañ déposer suñu constitution ba jël nañ ko la dañuy bëre rek non il faut ñu bëre il faut ñu bëre da ngeen a constituer un dossier rek joxe ak non dañoo dem joxe ci turu kan lañ ko joxe ci turu kan lañ ko joxe candidat bi ci turu kan lañ ko joxe Malick ci turu candidat bi lañ ko defee signature bi jox ñu suñu lépp ñu war ni versé ngeen il faut ñu càmbar nag xool ba xam est-ce que war ngeen a bokk war est-ce que Karim Wade mi ngeen jiital war ngeen ko jiital war leen ko jiital ñun Karim Wade ñu ngi ko jiitalee ñun teguñ ko si lu ñu neex dañ koo teg si principe teg ko ci dëgg ak àqafa yelleef bi nga xam ne am na ko muy droit am ci loolu lañ ko teg te loolu dañ ciy dem ba mu jeex te loolu nag man li may woote man jàmm ji may woote Sénégal mooy nit ñi bañ a seetaan Malick nit ñi war a wax kilifa yi war a wax nañ taxaw wax te xam ne loolu mooy jàmm Sénégal seen nga ñun ay jeunes lañ te déterminé wu nañ détermination boo xam ni kenn mënuñoo tax arrière te bu jëree départ fii dem Sénégal bokk ci combat bi ñun ñi fi nekk ci diaspora bi yëpp daañu dem toog leen fii liggéey combat du am de waaw baax na malheureusement combat du am dañ ko nar a xamaguma luy xew mais même bu ñu ko invalidé fii ngeen di toogaa rek di dénoncer après ngeen regretter pourquoi préparé wu leen plan B comme ni ngeen koy bañee parce que la politique aussi c'est l'art d'anticiper te yéen karimistes yi dama leen yërëm c'est comme si Sénégal Karim Wade moo fa gën nangam moo fa gën judd moo fa ëpp xam-xam yéen pourquoi ngeen jàpp na yéen Karim Wade la wala Karim Wade kese la wala du keneen te Karim Wade bu dee vécu politique ñu ko fa ëpp rek ñoo fa nekk bu dee expérience bu dee xam-xam loolu man lim yépp ñu ko fa ëpp PDS du jeex ngeen ñëw rek jël Karim idéaliser ko le mooy Messi bi taw Karim Wade wanewu fi dara loo xam ne li war na tax le sénégalais lambda gëm ko wala mu wóolu ko Karim Wade mooy kan lan la def comme ni ngeen koy waxee yéen fan la toj. waaw Malick yow voilà mën naa si reetaan tuuti sax parce que reetaanal ba doyal doo ko wax.
Karim dàqul jàng nit ñi ëppul diplôme nit ñi lan la fi liggéey. ëpp leen vécu politique xam nga nit ki moom. yàlla li muy def si yow si sa juddu kenn mënu si dara. du dëgg donc en matière de politique aussi. c'est pas que Karim Wade ci biir parti démocratique sénégalaise lay wax du ma wax en général les sénégalais. mais ci biir parti démocratique sénégalaise. bu ñu demee congrès. ñu ne nañu leen xool ñun ñi nga xam ne ñoo dàq jàng Karim Wade ñoo ko ëpp diplôme ñoo ko ëpp vécu ci politique yëpp. ñu xool kan la ñu war a jiital ñooñu ñëpp daje ne ñun wax dëgg yàlla yàgg nañ fi mais li fi Karim def bi mu nekkee ministre ba léegi defuñu ko bien vrai que ni nekk na à l'extérieur. fa la jàngee fa la immigré fa la liggéeyee. ak notion bi nga xam ni moo nekk ci moom comme un Sénégalais qui vivait à l'étranger bi mu ñëwee fii loolu la ñu imposer. liggéey. venir à l'heure, travailler juste et finir à l'heure, ou bien même faire extraordinaire. Donc il a prouvé ses qualités, Karim Wade. Donc gars yi bi ñu demee congrès ñu ne kon nañu jiital Karim. comme li nga wax ñi ko dàq non comme ñi nga wax la rek da nga ne ñi ko dàq jàngi ngi fa ma dikke si la bokk donc bokk na ci kilifa ak kàngam yi ne nañu jiital Karim Wade. donc nit ki nag suñ ko jiitalee ba pare ñu am foo xam ni fa la ñu toll ci politique parce que politique aussi calcul la. waaw calcul bi calcul la maanaam mbootaay bi nga xam ne ñoo yore réew mi laay wax maanaam du ma wax le parti APR parce que APR yorul le Sénégal coalition moo yore Sénégal donc coalition boobu laay tuddee mbootaay boobu ñoom dañu wax ni ki leen jiite dafa wax ni Karim Wade bi su bokkee si politique bi daf ñuy sonal Macky Sall en personne moo wax loolu pour mu mun a am deuxième mandat ok donc moom décidé na ne Karim Wade dinañ ko jéem a salfaañi pour mu bañ a nekk candidat mais loolu yëpp ba tey amul foo xam ni comme ni ma ko waxee sànq justice internationale amul fenn foo xam ni condamné nañ fa Karim Wade donc li ci des xeexu sénégalais la donc sénégalais yi ñoom ñoo war a xeex mooy sénégalais yan mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak le PDS ak mouvement ASCAW mooy action de solidarité bi nga xam ne ñooy soutenir Karim Wade donc ñi ngi ciy xeex ñi ngi ciy waxtaan ba fi nga xam ni mooy fi ñu jëm mooy li ma la wax d'ici peu de temps Karim Wade dina ñëw te bu ñëwee dinañ def li ñu war a def ba yóbbu ko au palais donc Madické Niang le cas de Madické Niang comme ñaari baat yi ma si bëgg a wax aussi mooy que ni Madické dañu toll ci période boo xam ni dañu demoon cour de cassation moom dafa waxoon ni amuñu plan B bi ñu génnee foofu amuñu plan B sunu benn plan la ñu am Karim Wade mooy sunu plan A mooy sunu plan Z Madické moo ko wax une semaine après mu mel ni CREI def ko woo ci suuf Madické génn taxaw ci télé bi ne moom dafay créer non mais du question de tilimal parce que ñi daw non du question de tilimal ñi daw def coalition yëpp ñi nga xam dañu daw def coalition yëpp dem ci Macky Sall jóge ci PDS ñëpp xam nañ ni CREI moo leen waroon woo donc comme Babacar wax na ko sànq CREI ku mu laal rek nga ne man damay daw rallier ji donc comme parti bi dafa toll ci raxas te ñoom ñoo ñu bëgg woon ni ñoom dañuy raxas parti bi donc ñi ngi dem ci Macky Sall Madické bu dee Touba Ablaye Wade ñëpp gis nañ ni moo ko nar a gagné mu toog biir Touba ne moom biir Touba lay ubbi parti boppam pour xaaj Touba ñaar kon dafa mel ni Macky Sall lay jàppale kon ñun bu ñu ko waxul dara si lu ñagas wala lu ñaaw c'est parce que Ablaye Wade moo ñu ne bàyyi leen ko bu leen ko wax dara mais non mais li ñu ko mën a waxal mooy que non du problème xamal dama ne Madické parcours am rafet na mais nit lu sa parcours rafet sa biir yow yaa gën a xam yow nit ñi yow yaay kan donc mënuñu waajal di dem élection nga ñëw ne da ngay xar parti bi ñaar Dakar Macky Sall mënu ko gagner parce que waa Dakar dañu ko mere donc Dakar li ko wër yëpp nga war a dem Touba ñu ne Touba Ablaye Wade ko moom ak li fa Macky Sall def yëpp mu gis ni mënu fa am dara donc Madické ñëw ne moom day xaaj Touba ñaar wala ñett donc là Madické moom ñun la yëpp ñun waa parti bi ñun la yëpp donc mënoo nekk ci parti bi Ablaye Wade di mag ñu ne ko mënatoo poser candidature yow Ablaye Wade mageewu la juróomi at yow nga bëgg a poser candidature donc kon am na luy louche ci suuf donc à la fin wax ji Karim Wade la ñu wax mi ngi waajal donc bu egsee dinañu xam ni lépp dëgg la waaw Karim Wade ngeen wax mais Babacar parrainage bi fu ngeen ci toll yéen a ngi ci fii surtout yéen fii Brescia ak yéen a ngi liggéey fu ngeen ci toll soo me permettre ma ñëw avant ci question bi ci gannaaw ci li nga laaj ci Karim Wade dàqu fee jàng dëgg la gënu fee xam nit ñi jiital ko dama lay wax ne la sa Karim Wade dafa nekkoon ci benn gouvernement muy Ablaye Wade bi mu fi nekkee 2000 ba 2012 waaw ñu joxoon ko ci ay fonctions yoo xam ne ay ministères mu liggéey ci loo xam ni sénégalais yëpp teg ni seen bët. Babacar bul tax nag. non defal ndànk rek non mu liggéey ci loo xam ni. sénégalais yi teg nañ seen bët sénégalais gëmuñu nelawuñu. gis nañ kii liggéey ak ku liggéeyut. ñun xam nga fi ñu toll nii suñu dëkk fi ñu toll mooy.
lu ñu soxla mooy koppar lañ soxla xaalis suñ gisee nit koo xam ne jàpp nañ ni kii mun na dem ci biti lijjanti xaalis mu ñëw ñun kooku dañ koy wóolu dañ ci am moom confiance liñ gëmut mooy président boo xam ne dafay nekk ci réew mi jël suñu ressources naturelles yëpp di ko jaay ci biti di ko jox tubaab bi lépp loo xam ne mooy ay projet ak ay liggéey yu war a nekk ci biir Sénégal au lieu que nga jox ko doomi Sénégal yi nga du jox ci biti ñun gëmuñu kooku ki ñu gëm mooy Karim Wade toogoon na fi liggéey na fi ñi dénk ko fi ay ministère mu liggéey ko fi ba keroog bu muy def passation de service bi Macky Sall gagné ñoom sax da leen jaaxal Karim Wade li nga xam ne moom la liggéey ak ndem bi mu koy jox loolu ñun ñëpp mi ngi ci internet mi ngi ci lépp kon ñun ki ñu xam ne dañ koy jiital wóolu ko parti bi ay kàngam ñoo ko fa jiital te ñu ko jiital ci carte bi dàqul leen a jàng am na ñoo xam ne jàng nañ mais dañoo xam xereñam ci mën a lijjanti koppar xarañam ci mën a gouverner xarañam ci mën a liggéey dafa non Malick ci kaso bi non gars yi ñu ngi doon liggéey du loolu pour reena li tax ñu tëj ko moom itam lu tax ñu tëj ko li tax ñu tëj ko ki àndoon ak ñoom di liggéey lu tax mu tëj ko xam ne ni kii buñ ko bàyyee mën na yóbbu Sénégal foo xam ne ñun ñi sax mënuñ ko mais naa ko soxoree añaanee ko par tëj ko loolu moo tax Macky Sall téye Karim Wade mais Karim Wade moom li ma lay wax mooy ñi ko jiital ñoom ci parti bi xam nañ kan mooy Karim xale bu yaru la xale boo xam ne ku tey la xale la koo xam ni liggéey rek la gëm xëy 8 heures wàcc heure ba mu war a wàcc dem toog këram kenn du ko dégg ñu wax bañ ko tëjee ba léegi kenn mosu koo dégg ñu wax te li ma lay xamal ni la tëj gi ñu ko tëj nii da ko may lu bare bari man Karim Wade woot na ma waxtaan nañ ma ak moom bu la toogoon di waxtaan ak yow ci li nga xam ne moom lay préparé bi ñu ko jàppee ba léegi ci Sénégal ci développement Sénégal dafa ne jéggi na sax fa mu toll woon di dem kooku parti bi ñoo ko wóolu ay kàngam jiital ko wóolu ko loolu la mais du question jàkka jàng wala lenn mais xarañam ak mën a liggéey ak gëm réew mi ak bëgg réew mi moo tax mu jiital ko ci parrainage bi voilà li ngeen nekk tayu leen ko ñi ñëw ci parrainage bi yéen ñëpp gis ngeen ko ñun moom bañ démarré rek lañ am la ñu war a am ba semaine bu njëkk bi lañu am ñaata 3 millions lañu am 3 millions fa ngeen ko jëlee non 3000 lañ am ci semaine bu njëkk bi léegi fan yi si gannaaw ñu ngi ci ñaata 800000 kon nga xam ne kon ñu laajoon passé nañ ko foofu te ñun système bi nga xam ne moom lañ jël ci parrainage bi dafa amul benn parti politique bu ko jël amul ñun suñu système bi ñu jël déjà nga dégg nit ñi di wax naan PDS fichier yi dafa weex ñoom ñu yor yu bolo seen couleur kii lañ yor ñun dañoo yor loolu ngeen def sax waru leen ko def non xam nga loi bi waxut ni couleur waxu si dañuy boo xoolee constitution bi li mu wax ci affaire parrainage bi bokkut ci couleur amu ci parrainel fichier bi ñu yor ñun li si nekk mooy nom prénom numéro téléphone adresse carte électeur nangam numéro CEDEAO loolu moo si nekk te loolu ñun remplir lañ ko ba mat sëkk pare nag ñun ñu yor suñu bureau boo xam ni ay xale yoo xam ne ñu ne ci parti bi ay kàngam jël leen jox leen ay ordinateur lépp luñ parrainé bu ngoon jot mi ngi ci biir ordinateur yi ñun suñu liggéey dafa nekk liggéey non ñun suñu liggéey dafa nekk liggéey yoo xam ne liggéey professionnel la ñuy liggéey ñun li ñu liggéey ay nii non parti bi li ma la wax rek parti la boo xam ni wax dëgg yàlla fii nii tey Sénégal parti yi fi nekk yëpp mën naa leen tuddee ay parti mooy loolu daal waaye PDS moom ku leen xam ku nekk mooy tiital képp koo xam ne yaa ngi ci réew Macky Sall PDS donc moo ko jaaxal boo ko tëddee ba guddi nga yeeg yeneen parti yi doo dégg mu wax sax ay ñoom Sonko ay ñoom Pire ak yéen doo ko dégg mu wax ko PDS dong la soxla chaque jour mi ngi leen di rëbb yor ay piram dem ci di rëbb kàngami PDS di leen xëcc mais loolu wàññiwul dara parti bi da leen di gën a yokk ñu dem ci kanam kay wàññoon dara maay daal li ma la mën a wax ci loolu mooy Karim Wade mooy suñu candidat amul ñu beneen plan bi ñu am mooy Karim Wade keneen new fi te incha allah liñ bëgg dañ ko def te wóolu nañ ko te am nañ ci moom confiance te réew mi bu ñu ko joxee dana ko sens boo xam dana jéggi dayo xam nga président de la république bu ñu fal pour nga liggéey sa réew bu mel ni Sénégal 15 millions de personnes li ci ëpp ay jeunes lañu donc emploi sax mënu loo leen ko jox donc yow nga toog di wax ni je vais réduire l'opposition à sa plus petite expression donc kooku liggéey taxulaa jóg. politique lay def. non mais waaw mais loolu leen ko meree. moom daf ko wax rek. mais ñeneen ñëpp loolu ku falu loolu mooy sa pexe. déedéet Ablaye Wade mosul def loolu. mais loolu moo doon pexem. Ablaye Wade mosul def loolu. Ablaye Wade képp kuy woo képp xam nga man waxuma sax waxu tëj képp kuy liggéey. ne sont pas amnésiques Ablaye Wade ay ñoom Sada Ndiaye ñoom ñëpp moo leen tëj tijji leen ñu recycler leen jël leen teg leen ci wér. voilà ñoom la ñu defoon waaw moo ko fi géré ay at mais ba ñu ko woowee ba justice teg si moom loxo ba ñu xool li ñu war a xool gis nañu li ñu war a gis tëdd na li mu war a tëdd bu fekkee dañ ko amnistie nañ ko bu fekkee dañ ko war a bàyyi woon nañ ko après moom moo xoolal boppam xam ni war na dem liggéeyi pour le Sénégal mu dellu liggéey pour le Sénégal mais man damay wax ni le président de un président wala njiit bu mu mënti doon boo ko xoolee ci télévision France rek ci journal télévisé yi
même Macron dañ ko koy wax gis nga bu fekkente ni da ngay liggéey même bu dee benn problème bu ndaw la benn ministère moo am faay sax day répercuté wu te le Sénégal du voilà le Sénégal moom du benn ministère le président moo génn taxaw wax ni l'opposition je vais le réduire à sa plus petite expression loolu du waxam te du waxu kilifa loolu moo lay woon dès le départ que ni kii jógul pour liggéey mais aussi du loolu mooy problème bi donc moom ni mu ko bëggee fekk si nañ ko sur le terrain mais aussi nit ki bu jiitoo yore ay gànnaay di la wax ni dinaa la dóor ba boo nar a fipp wala nga nar a fayu sax dinaa la rey donc ñun fayantoo taxuñu woon jóg ak Macky Sall donc bàyyil nañ ko le terrain li ñu waroon dox yëpp dox nañ ko donc gis nañ ni moom lépp lu mu doon wax ci ay accusations amul benn tuuma boo xam ni à part la commission CREI teg nañ ko ci kaw sunu candidat boo xoolee cour de cassation bi ñu mujj dem aussi dafa teggi loxoom nii la def man lii du sama compétence dem ba cour de cassation mu naan la du sama compétence donc les sénégalais ñoom rek yeewu nañu mais ñoom ñoo war a yeewuwaat xam ni justice lii ñu yore nii du état donc ñëw ci wàllu parrainage bi ngay wax aussi système bi nga xam ni moom bi ñu jàllalee parrainage bi couleur bi ñu génnee déjà Karim Wade moo ñu ko sant yónnee ay computer Sénégal ne leen li tax ma leen di yónnee ordinateurs yi ak système logiciel bi ma leen di yónnee mooy que ni Babacar Kébé bu ñu ko dugalee ci biir système bi mu bindoo Italie bu ñu demee ba Sénégal carte d'identité turam feeñaat si daf koy rejeter bëgguñu 2 fois wala nit turam di génn pour rek ñu mën a am singulièrement. loolu yomb na. voilà waaw mën na waaw mais xam nga li tax non c'est pas que xam nga tamit booy liggéey donc il faut nga wax nit ñi li ngay liggéey pour bu ñu demee si cëppaandaw ba ñu mën a xam ni ñii falsifié wuñu parce que le parti opposition bi nga xam ni moo gën a rëy fu mu toll nii ci Sénégal muy le PDS donc mënoo ko yóbbu si parrainage mais boo demee ba créer système parrainage aussi donc bëgg ko ci boole nga boole ko ci léegi moom muy xool liggéey bi gën a set mu andi lu mel noonu peut-être waa APR ñi ngi koy def keneen ak keneen mi ngi koy def mais man dama lay wax li nga xam ni loolu la ñuy liggéey c'est le b.a.-ba du système. voilà mais comme ñun ñi ngi koy def te ñëpp a ngi koy coow donc pour wane ni tricherie amul foofu donc ñun bi ñu ñëwee aussi fii fichier yi bi ñu ko andilee Italie fii aussi 10 jours la ñu amoon ñu ne ñu ngi soxla tant de personnes si 5 jours ñun fii Brescia liggéey nañ fii plus de 350 personnes ak Italie bi li ko wër yëpp te 350 personnes si 5 jours lañ ko liggéey ak le reste li nga xam ne yóbbu nañ ko parce que le 4 bi lañ ko waroon yóbbu Sénégal donc dépassé nañu 700 bu dee ñun mouvement yi rek ak section bi liñ fi jot a liggéey donc pour wan la ne ñun amuñu problème wu parce que jeunesse su Brescia bi yëpp pratiquement jeunesse bi yëpp man maa yore responsable des jeunes karimistes fii ci biir Brescia donc jeunesse bi pratiquement yëpp dañoo bindu pour wan la ni problème mu parrainage amuñu ko donc lii suñu problème kay mooy que ni dañu naan kañ la date bu ñu ko xamoon dañ la koy wax léegi Karim kañ lay ñëw ñun ñu dagg billet ànd ak moom Karim sax xamu ko ànd ak moom yéen mënu leen ko parce que déjà Karim sax xamul kañ lay dem Baba Arona ci diaspora bi la ñuy des dañuy ñëw ci politique bi nga xam ne yéen jaaroon ngeen fii defoon ngeen politique de la diaspora avant yéen waa PS jaar nañ fi pendant 40 ans président Macky Sall mi ngi fi waat ñu gis ne diaspora bi vraiment ba léegi ñi fi jaar ñëpp presque dañuy taxale quel est le problème yow lan nga yaakaar ne moom la ñu war a def pour que ñun les Sénégalais de l'extérieur que nous sommes ñu xaw a gis suñu bopp au moins ci li nit ñi di def. ci li ñi di def Sénégal. l'état sénégalais politique d'immigration ñun au moins ñu xam ne ñun considéré nañ ñu comme ay Sénégalais entière à part entière. ok waaw nit moom. boo jugee di immigré. déjà immigration moo la tax a jóg. da nga bàyyi réew dem ci beneen réew. donc da nga jug pour uti. donc nga jóg pour uti yàlla def nga dugg ci réew mi nga xam ne yow moom ngay ñëw lu mel ni Italie bi ñu nekk nii. ñu teg seen ay conditions da nga war a am kayit yi pour mën a liggéey yàlla dimbali nañu suturaal nañu ba ñun ñu ci bari ci ñun am nañ ko. donc ñi ñu fi fekk ci aussi ñu fekk leen ci ay yoon ak tànk yoo xam ni. won nañu yoon bi ba ñun ci loolu la ñu tegu. donc entre l'état sénégalais ak la population sénégalaise bi nga xam ni moo nekk fii ci Italie. donc business moo fi am. maanaam voilà état sénégalais dafay business ci kaw immigré yi te immigré yi dañuy nelaw toujours ci kaw loolu parce que nit booy xeex benn affaire mu ne munoo nekk ci dëkk yow dëkk bi am ay règlement am ay charte am yow ngay dox ci kaw charte yooyu
waa dëkk bi di la këccët di la dëggati ba pare nga yow ngay woo ki nekk Sénégal naan ko kaay fajal ñu suñu soxla mu ne affaire bi xeex la xeex nag buñ ko waxee du ay saaga du ay jóg di dóorante du ay sànni parce que dafa am loo xam ne àq ak yelleef lu tudd donc yow sa àq ak sa yelleef yow yaa mën a jóg ak sa communauté ngeen toog waxtaan trouver un consensus ngeen ne nii la ñuy jógee pour xeex ak lii nga xam ni mooy régime bi nga xam ni moo nekk Italie di dox ci kaw immigré yi surtout sénégalais yi nga xam ni saa bu problème politique amee fii au niveau de l'Italie sénégalais yi waxuma dañ leen di xeex rek mais ñoom rey lañ leen di def bu ñu reyee benn tey 2 semaines après ñu rey keneen beneen dëkk 2 mois après ñu rey keneen feneen donc ñu toog fi naan woy nañ ko bañ nañ leen def nii nañ leen jóg xeex boobu ñuy wax loolu mooy jóg ñu massifié wu nekk benn jóg def suñu marche manifestation jiital ay nit ñoo xam ni aussi nangu nañu ni ñoom dañ leen jiital pour intérêt communauté bi loolu rek moo ñu ci mën a génnee mais bu ñu fi toogee di wax naan nañu woo l'état sénégalais mu ñëw jàppale ñu parce que yow état sénégalais yow le ministère le consul l'ambassade ëpp ñu la xam-xam si yow li ngay dund ci dëkk bi nga war a dem di leen woo pour ñu ñëw def seen baat fa mu egg xam nga communauté bi xam nga affaire bi ñaari pàcc la Arouna communauté bi d'accord benn côté bi joué wuñ seen rôle mais est-ce que communauté bi aussi ñi ngi sentir état wala seen nguur mu leen di jàppale ci yenn problème yi problème bu amee ñun par exemple à Brescia communauté bi mën nañ mobiliser wu marche dénoncer nangam mais est-ce que tamit amul benn pàcc boo xam ne bi état bi moo ko war a jouer man foofu laay waxee est-ce que l'état joue vraiment son rôle. waaw mooy li ma la wax déggoo ma ne la business la. parce que communauté européenne bu toogee ba naan nañu toog waxtaan. ñu génnee benn fonds. woo les autorités africaines. ñu ñëw toog sur une table ñu waxtaan ñu wax leen ni lii lañ leen di jàppalee pour bu ñu jàppee seen ñenn ci seen doom yi fii yónnee leen ko ngeen mën leen former dugal leen donc fonds boobu nga yëkkati di ko jox l'état africain yaa xam kan moo ko ciy recevoir si ñoom. mu ne business la parce que Macky Sall je me rappelle en 2014 wala 2016. Allemagne la woon bi ñu joxee fonds yi ba pare dafa ne lii baax na mais dafa tuuti. mais njëkkee woo ko ah. yéen ñaata ngeen recevoir sur le dos des immigrés Ablaye Wade. ñaata la recevoir sur le dos man duma fi la nekkoon ak yeneen ak yeneen. man duma def donc bul tirer ci Macky Sall kese il faut tirer sur tous les systèmes qui sont. voilà bu fekkee dañu bëgg a évoluer aussi. mënuñu nekk sur le présent. di jooy suñu jooy yu démb ñi ngi ko doon jooy. ba tey ñuy am yaakaar. donc ñu ñëw tey di wax ni. ñu ne système mu tay bi nii la nga ne démb ki fi nekkoon démb ki fi nekkoon am na lu mu fi def. c'est parce que politique la ñuy def c'est parce que politique yow ngay def lépp loo xam ne lii daf day gàkkal deru kële da nga koy wax ba pare pourtant li ngay wax noonu buñ ko tourné ci yow sax li ngeen def yéen Macky Sall def ko ci immigration. li ngeen yàqee immigration Macky Sall yàqee ko immigration. déedéet waaw loolu xam nga man dama ciy sawar man waxuma man. yàlla dafa def ni damay wax du ma wax pour. xas nit wala pour ma yàq deru Macky Sall parce que aw ma si benn avantage donc da nga ma laaj ma yàgg fii def fi ay at donc ak expérience bi may dund donc man si loolu laa tontu mais tontuwuma si kaw gouvernement diw wala Macky Sall diw dama ne li fi nekk tey gouvernement Sénégal bi fi nekk tey dañuy business ak la communauté européenne Italie bii ñuy dund aussi le ministre de l'intérieur xawma de la justice Salvini bi fi nekk tey aussi dafay business ak l'état africain parce que ku ci nekk da ngay wax mais à ta forme ni ngay waxee donc ak yow say militants yi lay déglu mais yow li ngay accords yi ngay signé ci suuf kooku yow yaa ko xam foofu laay waxee mais waxuma en tant que Macky Sall parce que Macky Sall am na ministre des Sénégalais de l'extérieur voilà ainsi de suite donc du Macky Sall en personne laay wax mais l'Afrique wala man en tant que Sénégalais le Sénégal ak l'Italie business moo fa am dañuy yëkkati ay fonds jox la Youssou Ndour bërki démb rek même pas 2 semaines France la toog am na benn projet bu ñu fa yëkkati tant de millions 40 millions d'euros Youssou Ndour mën a leen bon lii initiative bi baax na mais doyul mais léegi ñaata projet la ñuy yëkkati di toujours di wax ak duñu wax ak kenn benn dëkku africain toujours le Sénégal moom mooy ñëw toog moom mooy ñëw wax ni lii baax na mais doyul mais xaalis boobu est-ce que yow yaa ngi koy gis. justement donc si loolu la ñu war a loolu moo tax ma ne comme ñoom dañuy business. ñun bu ñu defee benn coalition fii en Italie. comme ni ko Brescia di defee. di toog di waxtaan di def ni Milan. Torino kenn mënu fee coaliser nag ak yéen politiciens yi.
non du problème politique. parce que association yi sax dinañ ci ñëw. waaw mais da ngeen koy yàq ak politique. waaw mais du problème loolu yëpp waxtaan la. loolu yëpp waxtaan la man mooy li may wax rek man yàgg naa toog fii Brescia di xeex. au départ sax bu ma daan wax di aalu dañuy foog ni kii dafa am ku muy waxal. fekk ni man li ma sentir. ak li nga xam ne loolu laay dund. ak li ma gis communauté bi ñu si bëri samay moromu jeunesse di ko dund. man ci loolu laay wax ci loolu laay dox ci loolu laay xeex lii du dëgg lii du yoon donc su ma ko yuuxoo di wax yow boo fa toogee fekk yow sa biir xol wala sa yëg-yëg loolu nga daan dund mën nga jàpp ni yow laay waxal mais avec le temps après ñu si bëri ñëw nañu ne moom franchement parler amul woon problème ak man parce que man doxewu ma noonu aw ma problème ak ma Demba wala ma Samba mais communauté bi ñoo war a jóg xeex def benn bloc xeex bi nag marche la tudd même buñ dee dañ koy def chaque mois benn yoon marche da nga koy def waa dëkk bi xam ni étranger yi am nañu lu leen metti parce que gis nga bu ñu la jàppee teg la lu la metti police def la lu la metti nga war a def nga war a dem def dénonce defaloo dénonce porte plainte defaloo ko administration bi bu at bi jeexee dañuy ubbi bloc immigration bu ñu xoolee ni amul benn dénonce dañ naan immigré yi amuñu problème doole bi ñu leen di li ñuy wax ni dañ leen koy teg yëpp du dëgg nii lañ koy def dañu naan amuñu problème donc kon ñun ñoo war a xam lan mooy règlement bi ak naka la affaire yi di doxee donc dañu war di def ay plainte bu fekkee dañ ñu tooñ association yi responsable yi nga xam ne ñooy taxaw immigration aussi war si taxaw su ko defee ñu mën a xam ñun politiciens Sénégal yi mën a xam ni ñuy taxawee Babacar voilà ci question bi nga laaj sànq mon frère Arona ci wàllu immigré yi man li nga xam ne moom laa gëm que ni ñun immigré yi nekk fii Sénégal fu mu yegg fu nekk war nañ ko fa mën a yeggale fu ko raw ndax ñun tey boo xoolee kenn ku nekk yaa ngi dund famille kenn ku nekk yaa ngi yor famille boo xam ni yaa leen di yónnee lu ñu lekk kon tey ñun li nga xam ne moo manqué suñu biir mooy solidarité manko nekk benn c'est nga damay wax ni man ñun pourquoi pas ñun immigré yi nekk ci diaspora bi lu tax mënuñoo xool ba mu yàgg ñu tabax benn hôpital wala ñu dem ba mu yàgg ñu tabax defar benn tali pourquoi mënuñu loolu nag li ko wax mënuñ ko am mooy dañoo àndul nekk benn te itam aussi itam li am solo mooy immigré yi nga xam dañuy dund fii nañ dem jege association yi daf ci am solo parce que association yi nga xam ne la ñuy jege si lépp lu xew ak information yi ñu war a am daañ ci jot mais bu fekkee da nga nekk immigré nga dem beru fenn doo xam li xew ci dëkk bi doo xam lu xew sa réew loolu itam wax dëgg yàlla yaa ngi tàddee sa bopp yaa ngi tàddee sa réew mi ñun ñoo ko war a mën a jëlee fi mu nekk nii teg ko ci ay loxo yu set parce que ñun buñ ci defee suñu wàll am nañ fi ay grand yoo xam ne ku mel ne grand Cheikh mii mi ngi liggéey ci liggéey boo xam ne ñëpp nga koy gis képp koo xam ne yaa ngi fi am problème fii ci immigré yi da ciy taxawaay bu mat sëkk boo xam ne man am naa fi benn cas boo xam ne dama ko woo bi ma ko woowee dafa bàyyi yitteem yëpp dem taxaw loolu kon bu ñu amee genre nit ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi xam li nekk ci loi yi ne ci dëkk bi nekk fi ak ñun li ñu war mooy ñu jéem a solide nekk benn ànd manko nekk benn di xool li nga xam ne mooy développement suñu réew te ñun suñu réew fu mu war a yegg ñun ñoo ko war a mën a yegg li nga am nag diversité bi moo bari kii aw fee kii aw fee ñun bu ñu xool politiciens yi bari dañuy tardeel ñun nañ xool li nga xam ne mooy jëmale kanam mooy ñi man ko nekk ci dëkk di liggéey di verser say contributi loo verser mu yem fi looy def mu yem fi say doom ñu koy nangu loolu yëpp manque nekk benn la mais buñ man ko nekk benn tubaab bi du ñu ñeme bay dal suñ kaw mbooloo kenn du ko ñeme buñ man ko woon nekk benn taxaw carrément xam suñu droit xam suñu lu ñu loi bi may ak lépp ñu xam ko suñu réew fuñ ko man ko parce que bu ñu organisé woon fii tey marche ñu ne communauté étrangère yëpp boo xoolee li mu sénégalais mooy gën a néew waaw xam nga loolu ko war a Malick li mu sénégalais mooy gën a xam nga loolu ko war a mooy Malick mooy li ma la wax sànq si départ bi mooy la boo fekkee da nga nekk ci dëkk da nga war a dem jege association yi nga xam ne ay association sénégalais leen soo jege association yi li xew ci dëkk bi ñoom daañ la ko informer mais man des fois dama si association bi ma nekk di ci liggéey mais damay dem feefa benn gox boo xam ni da ngay gis nit ki ni mu isolé woo da ngay yéemu ci yàlla sax koo xam ne xamul sax sénégalais yi fi dëkk am nañ ci ay yoo xam ne du waxi secret mais da ngay yéemu te loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk a jege askan wi boo nekkee ci dëkk jegeel sa waa population yi nga xam ne moom nga bëgg dëkk bi ngeen jege di waxtaan di diisoo lépp loo xam ne luy jëmale seen réew ci kanam la am nañ fi ay grand comme ni ma ko waxee yoo xam ne buñ leen dégloo yàlla xam ne ne lu ñu bëgg a sens suñu réew dañ ko mën a sens buñ déglu grand yi de xanaa bu leen arrangé rek mais si tout va bien grand yi dañ leen di fat yow ci laaj bu mujj bi ci association yi lañ koy yéen brossé ngeen ko sànq ci rôle association ak daayira ci lañuy ci laay ndar keppe émission bi Arona yow yaa ngi yëngatu ci association daayira moom wóoruma mais yaa ngi yëngatu ci association mais est-ce que association yi ak daayira yi ñu ngi jouer seen vrai rôle parce que association ak daayira man ci sama xam-xam bu gàtt dama jàpp ne sa vocation bu dajale xaalis rek sa vocation du woote ay réunion ay comité directeur rek coow
est-ce que vraiment ça lu tax nit ñi sénégalais sax découragé ci association yi ak daayira yi du système bi ñuy doxalee moo tax nit ñi découragé parce que bu dee ne yow da ngay ñëw rek war a cotiser joxe sa cotisation daayira ñu war a organiser gàmm wala màggal nga ñëw cotiser est-ce que ñoom le rôle bi ñu war a jouer di former di informer di dajale di tënk di dem di jëli information di ko indi ci kii est-ce que rôle boobu ñu ngi koy jouer bu dee jouer wuñu ko tamit est-ce que jotul ñu commencer nag vraiment defaraat association yi tëggee ko comme ni réew mi di doxee parce que mënuñoo continuer di dund ni association yi doon dundee ci année 90 yi mënuñu continuer di dundee noonu parce que beaucoup de choses beaucoup d'eau a coulé sous les ponts léegi il faut nit ñi changer doxalin wala tamit duñ dem day monotone yow da ngay ñëw association da ngay ñëw réunion ñu ne ku nekk na joxe cotisation ñu cotiser ne somme bi temps la ku nekk dem est-ce que vraiment jotul ñu tëggaat seen bopp ci. waaw xam nga Malick loolu moom sax man dinaa si sawar a tontu parce que yàgg naa si donc am naa si tuuti expérience. daayira ak association te ñaari mbir la yu bokkul. bien vrai que ni dañuy dajale seen communauté. donc association li ma ci mën a wax d'abord mooy organisation la boo xam ni fépp fu doomu Sénégal a nekk ci dëkk bi mu nekk. donc war na fexe tàllal ko loxo. donc dem seeti ko waxtaan ak moom xamal ko lan mooy objectif bi lan mooy but bi donc bi si njëkk mooy dëkku jàmbur la ñu nekk donc dañu bëgg fexe xëcc sénégalais yëpp ñu nekk benn ñu yore seen numéro téléphone yore seen ay coordonnées ba lépp loo xam ni xew na wala jafe-jafe bu nit ki mën a am mën koo wax sénégalais mën koo wax membre sénégalais yi responsable yi woote su ko defee bu waxee problème am bu fekkee fi mu nekk dafa sori wala mu am jafe-jafe comme ni ko ASBP di defee donc si sunu assemblée générale bu mujj bi gis nga témoignage yu bëri yu ay nit ñëw taxaw di defal seen bopp donc di wax ni jafe-jafe yi ñu am si wàllu yoon ci seen doom ainsi de suite wàllu sëy yi ak ñi nga xam ni wàllu kër yi problème yi ñu amoon yëpp niñ ko defee donc loolu yëpp mooy que ni association bi dox na ci ASBP dox na ci rôle boo xam ni donc membres yi ñu bëri gis nañ ci seen bopp comme aussi des bi mooy lan des bi mooy que ni am na membres yu bëri yoo xam ni tamit xamuñu sax ndax association am na fi donc daayira yi aussi comme ni nga ko waxee ñoom ñi ngi jouer ñoom bu dee wàllu daayira ñi ngi jouer rôle boo xam ni rôle boo am importance la parce que bu ñu nee daayira mouridisme donc ñoom déjà bu ñu wootee chaque semaine la ñuy woote xawma chaque mois boo fa demee da ngay yéemu parce que mbooloo mi na muy toll ce qui veut dire que ni kon am nañu mbooloo mi. waxuma mbooloo mais le message est plus important. waaw fa laa jëm donc ñoom am nañu mbooloo. ba bu dee wàllu cotisation déjà am nañu nit ñi am nañu yëg-yëg am nañu lu leen di xëcc ba ñi ngi cotiser parce que cotisation bi daf si am solo le fait que fonds war fa nekk rek dafa am solo mais fonds bi aussi dafa am lu ko war a tax a jóg. donc léegi daayira yooyu ni ñuy manqué déggoowee ñoom dañu war a aussi. am OFT maanaam ñi ko jiite dañu war a am OFT humble ci seen bopp xam ni am na tamit lu leen yilif maanaam noonu laa ko mën a waxee lu leen tënk mooy association bu mag bu nekk ci dëkk bi boo xam ni ak yelleefu doomu aadama yi ñoo ko tax a jóg bu consul bi ku bëgg a dem consul ku am problème mu consul wala ku am problème mu questura ak yeneen ci wàllu jafe-jafe yoo xam ne ci charte dëkk bi la donc war nga mën a dem seeti association bi nga xam ni moo nekk ci sa dëkk foofu dëkk bi nga munti nekk bu dee Brescia la ñu wax ASBP bu dee Padenghe bu dee Palazzolo bu dee Desenzano bu dee Castiglione donc bu ko daayira yi nekk ci dëkk yooyu ndaw di dem di seeti ji seen association yi parce que ay membre lañu mais suñu nee non ñun ñoo fexe ba liggéey lii donc duñu ko yëkkati di ko yekkal ñële donc foofu siisu mu ngi fee am ak xëccu pouvoir maanaam rëy te loolu rek mooy suñu problème aussi maanaam organiser benn affaire ba affaire bi commencé dox mais foog nga ni yow yaa war a yilif ñëpp donc yow keneen ku ñëw sax daf lay déranger donc foofu toujours diversité daf fay am mais daayira yi seen rôle mooy que ni bu ñu dajalee nit ñi si wàllu moo xam nu mu tuddati si tarixa bu ñu mënti doon association yi dañu war a dem waxtaan ak ñoom su ko defee ñoom aussi ñu ñëw tàllal loxo association bi ñu nekk benn bloc xam ni association bi am na fu muy egg ak lu muy liggéey loo xam ni ñoom egguñu foofu su ko defee ñu ànd rek nekk benn su ko defee dootuñu am problème wala bu ñuy am problème day nekk lu néew ci dëkk bi nga xam ni moom la ñu nekk di immigré duñ fi nekk di wax nañu tàllal loxo autorités sénégalaises yi autorités yi à la fin ñoom ñoo ñuy fekk si ñoo ñuy wut si parce que lu xew rek nga ne
autorités yi jàppalewuñu donc dama jàpp ni loolu ci ignorance la bokk aussi mais ñun d'abord ñun ñoo war a nekk benn bu ñu nekkee benn te loolu xeexu liggéeyu mbooloo la rek quoi liggéeyu association la te depuis 10 ans association bi nekk Brescia mi ngi ciy dox mi ngi dem di seeti yeneen association yi donc bu ma demee ba ne la tey am nañu cas yu bëri yoo xam ni assemblée générale bu mujj même pas 1 mois ay nit ñoom ñooy ñëw di wax seen di def seen ay témoignages ñun waxuñu donc da ngay xam ni kon avancement mi ngi am donc liñ fi bàyyi woon démb donc président bi nga xam ne moo fi nekkoon Abdou Ndaw am na texte yu ñu fi bàyyi woon ak équipe bi mu àndaloon boo xoolee ci loolu la ñuy dox ak ñun liñ ci yokk tey donc ñi ngi am avancé ak ñii ñëw aussi donc dañ ciy am continuité nga baal ma sax am na lu ma doon tëb mag ñi nga xam ni aussi ñoo ñu ciy accompagner parce que affaire bi du ñun ñi nekk ci association bi rek am na mag ñu nekk Brescia ñoo xam ne xam nga su ma limee benn tour aussi damay du ma mën a lim ñeneen ñi mais dinaa lim benn tour rek wala ñaar ba ñett mais ku ci mel ni Cheikh Niane nga xam ni mag la ci Brescia donc moom daf koy wax saa su ne heure boo leen ma soxlaa ngeen woo ma sama téléphone du fay donc te bu dul loolu sax chaque instant dafay taxaw di wax foo leen toll noo leen doxee ci lii noo leen di defee ci lii bu ñu amee problème sax mu ne bind leen ngeen def nii bind leen ngeen def ne donc mi ngi ñuy taxawu ak ñeneen ñoo xam ni ay maasam lañu donc ñi ngi am avancement bu baax quoi mais daayira yi ñoo war a dugg ci biir association yi su ko defee affaire bi gën a yaatu nga xam ni ñooy xàcceendoo di dóorandoo. Babacar. waaw jërëjëf Malick ci question bu am solo boobu damay jëlee rek fii Arona daane mooy li nga xam ne ni mooy war sénégalais yi nga xam ne ñooy dund ci diaspora bi man dama leen di wax ni ñëpp nañ dem jege ji association yi man loolu laay wax ndax kenn nit beru kenn du la ko reconnaître mais association dafa nekk loo xam ni tey ki nga xam ne mi ngi ciy dund ci biir lépp lu xew da nga koy yëg lépp loo xam ni tam voilà loolu la nit ñi war a def te aussi itam bu ñu bëggee ki nga xam ne day bay ko Sénégal di ñëw muy gouvernement bi wala dem beneen buy dem contact bi muy am association la koy seqal du xool Malick Sakho wala mu xool Augustin wala kenn si non non association bi lay dem xooli ko jël rencontre ak ñoom waxtaan ak ñoom jàpp na ni bu waxtaanee kooku waxtaan ak sénégalais yëpp kon nag képp kuy doomu sénégalais ku nekk di dund fii mais bu la daayira jegee demal ci daayira yi bu la association demal ci association yi jënd sa carte membre adhéré si association bi nga xam ne moo nekk sa gox loolu mooy nekk loo xam ne moo lay sauver te loolu moo lay dimbale ci loo mën di nekk waaye daal man gisuma dañoo war a séparer wu kii jaar fee kii jaar fee loolu dañuy sonal te duñu jëmale kanam li may woote damay wax rek sama mbokk yëpp nekk si diaspora bi dëkk bu waaye ay nit ay nekk ay juróomi Sénégalais 10% Sénégal ne fa créé leen seen benn association wut seen i documents yëpp sa dëkk ba tubaab bi mën leen reconnaître parce que tubaab bi lay reconnaître soit mbooloo mi lay reconnaître mais kenn nit ki boo amee d'accord sa këyit bu nekkee Castora mën nañu xam ne du sang am na këyit mais pour ñu reconnaître na si li nga xam ne mooy doxalinu réew mi ak li nga xam ne mooy doxalinu réew bu ñu koy tënk ci document di ko joxe association lañ koy jox duñ la ko jox yow kenn kon ñëpp nañ dem ci association yi adhéré aussi yor seen carte membre bokk ci te yomb na ñun association bi ñu bokk nii ASBP damay wax ni débat bi sax ay bi tax ko jóg mais comme dañuy comme dé bul wax loolu ASBP liggéey na liggéey boo xam ni ci jamono ji ñu toll nii rek bu weesu man ma nekk ci social bi ànd si ak sama jigéen awakan ñi siy liggéey bu am solo damay wax ni ñun bu ñu mànkoo lu ñu bëgg a dimbalante suñu biir Malick dañuy yomb ndax boo xoolee tey bu yàggul rek ASBP def na fi récolte de vivres mooy lan dajale ay ndugg ay ceeb ay dugg gis sénégalais yi nga xam ni ñi ngi si ay jafe-jafe bu ma waxee jafe-jafe nag du jafe-jafe boo xam ne da nga koo teg non yàlla mooy joxe mooy xañe nit ki des fois mun nga yor liggéey di liggéey ba mu yàgg sa contrat jeex yéen a xam dëkk bi di fi nekk nga bëgg a wër liggéey amagoo liggéey instant boobu boo nekkee si biir association ñi lay bàyyi la xel dañ la mën a dimbale mais boo demee si tubaab bi mi lay dimbale ki lay dimbale ëllëg si biir lu mu bëgg a teg sa kaw day yomb ci moom ndax tey jii dañ gis ni ñi ngi nangu suñuy doom ñi ngi nab lan moo ko waral sa problème yi nga xam ne moom ngay dem si commune ba nga nekk di ko fa wax boo ko fa waxee ñoom ñu xam ne kii am na problème ëllëg si biir ñi ngi suivre sa doom ñi ngi koy suivre sa école ba ñu ngi koy suivre fépp loolu nag tey dañuy xëy benn jour ak jël loxo teg seen loxo ci xale bi nangu ko te loolu nag catastrophe la bu fekkee ne da nga dem si association bi ñun ñuy dimbalante suñu biir taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wa udwan ñun ñu ay julli leen te yàlla loolu nañ dañ leen dimbalante ci baax te bañ a dimbalante ci noonoo bu ñu dimbalante ci baax mooy lan am naa tey 100 francs kee amul 100 francs yow am nga 100 francs kon nañ dajale suñu 100 francs bu yàggee mu doon dara lu doon dara ñu xool koo xam ne am nekk na si jafe-jafe ñu jox ko kooku loolu njëriñ lay doon te loolu yàlla dañ ciy bind yaabu ak muy catholique bi ak jullit bi ak ku mën di doon loolu religion boo nekk rek yàlla digal na la loolu sa religion bi nga nekk kon ñun li may wax daal mooy lancer un appel ñun ñëpp nañ mànkoo nekk benn
na comme ni ñu ko yàlla digalee waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqoo ba poo leen nekk ci buumu yàlla bu ngeen tàqalikoo te loolu mooy li nga xam ne mooy li ñuy jëriñ te moo ñu jëmale ci kanam. jërëjëf sëñ Babacar fi nga tëjee rafet na trop ñoom amu dara lu ma ciy dolli vraiment Arona looy tàggoo. waaw xanaa di wax jërëjëf Malick ak yow ak équipe bi nga àndal ak téléspectateurs yi. émission bi jaar na yoon rafet na kontaan nañu trop wax dëgg yàlla waaw. di remercier aussi képp koo xam ni yaa ngi karimiste di suivre débat bi. sëñ Babacar. waaw mu jërëjëf Malick dama leen di sant rek yéen waa Diaspora Vision ci immigré ak politique tey ngeen dalaloon ñu man sama naattange Arona Diouf ñu am si mbégte bu baax nag baax a baax wax dëgg yàlla lii damay wax sénégalais yi nga xam ne ni ñu ñoo nekk si diaspora bi lépp loo xam ni tey luy génn la suñu di génn suñuy ñaxtu ak di feeñal suñuy problème ñun dañ see war a def solidarité jàpp ci dama leen ni télé bii nga xam ne mooy Diaspora Vision ñun sénégalais yi nañ ko def muy suñu yëf bopp ndax buñ ko defee muy suñu yëf bopp lépp lu ñuy jàmbat ak lépp lu ñuy jooy danañu ko mën a yeggale fa mu war a yegg te loolu nag kenn ku nekk man dama ko si woo sama mbokk yëpp di dund fii ci Brescia ak li ko wër lépp ndax télé bi yéen ñëpp la fi nekkal tey yéen a ngi nii di bàyyi seen yitte yow Augustin Sophie ak Malick Sakho yéen a ngi bàyyi seen yitte yëpp te lara ñoru leen lu dul askan wi fayuñu leen dërëm joxuñu leen dara yéen a taal seen essence dawal seen oto ñëw fii tax duñu interview di wax loo xam ne lu développement suñu réew la loolu nag fayam kenn amu ko kon ñun sénégalais yëpp nañ jàpp si télé bi xam ne suñu télé la xam ne suñu yëf la du ma mën a jeexal nag te nuyuwuma aussi itam sama présidente muy Hélène de la Chopin ci invitation bi nga xam ne moom nga ma def muy présidente du mouvement Askaw di dund fële ca France maa ngi koy nuyu bu baax au passage di ko ziare di nuyu Assane Diop Amérique di nuyu itam suñu yaay bopp bi nga xam ne moo nekk fii Mama Oumy Sène nekk koo xam ni yaay la uuf ñëpp di liggéey ci yàlla xam na ni tey bëggoon na ñëw waaye xat-xat ak mag te xëy itam jiital ay doomam ni leen dem leen lu ngeen fa wax maa leen ko wax loo kon loolu tey ñun lu fierté la si ñun mbégte la si ñun parce que ñooñu booy ànd ak ñoom doo am loo tiit kon ñu ngi nuyu bopp sa Brescia yëpp bàyyiwuñu kenn di nuyu suñu grand Cheikh Niang ak grand yëpp ak Moustapha Fall ak Ibrahima Niane ak ñëpp ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi si Brescia di fi liggéey bu am solo te li seen liggéey lépp askan wi moo leen tax a jóg ñun itam ñu nekk ay ndaw di roy seen tànk pour egg fi ñu bëgg a jëm yàlla mi nga xam ne moo ñu dimbal yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla aar sàmm ñu musal ñu ba lépp loo xam ne la ñuy dox ci développement suñu réew yàlla may ñu ci barke alquran si daraja rasulullah sallallahu alayhi wasallam amiin sëñ Babacar donc yow comme ni ma waxoon sànq rek tëj nga waxtaan bi ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax aussi appel bi nga lancé ñu ñeel na ko ñëpp dégg parce que ñun d'accord nañ ne ñun fii ñu nekk ci Italie service public la ñu war a def te dañ koo nangu jël responsabilité def ko ñu ngi koy def fépp lépp luñ yaakaar ne buñ ko jàllalee njëriñ feeñ dinañ incha allah fu mënti nekk dinañ ko jëli jox leen ko xanaa ñu leen di sant di leen gërëm rek ci invitation bi di jox dig daje rek téléspectateurs yi beneen émission incha allah ak beneen invité jërë ngeen jëf ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi ñu ni nee naa nanu yaatal géew bi ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi